asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média 19h jot na xibaaru marax yi dañ koy dooreek mbirum Lamine Diack ak Pape Massata Diack dégg ngeen ni fan yi kon parquet financier national bu France li muy sàkku mooy ñu ubbi ab àtte bu ancien président bu I2AF moom ak doomam nag ñu leen di tudd ci wàllum ger lu bëri lu ci mel ni lii di attribution kon mondiaux athlétisme ya ca Qatar waaye tey jii dañoo dem daje kenn ci ki layool Pape Massata Diack ñu déglu ci Aïssatou Paye Fall ak Mohamed Dieng. mbirum Lamine Diack ak Pape Massata Diack mu mel ni nag day gën di jafe leneen ñëw nag dooleeku ci liñ doon dégg bi la yoon nag mbirum geex la ñu jibalaat ci Lamine Diack ak doomam bi di Pape Massata Diack seeni avocat nag li mu gis ni mooy ne mbir mi singali la. mu mel ni au même moment bu instruction bi di am dafa am benn cabinet de communication buy wuyal benn bataille médiatique mu nekk lu ñuy ñaawlu parce que ça viole le secret de l'information di porter atteinte aussi à la présomption d'innocence maintenant li ñu dégg ni juge bi teg na comme acte mu de inculpation dañuy wone ne dara amu ci li koy firndeel mooy boo ne nit dafa jalgati dafa def corruption kuy jalgati di def corruption du def contrat parce que contrat yi mu ngi fi paiement yi ñu ci fay ñoom yor nañ ko jaar na ci ay banques normalement à partir de ce moment là nan nga mën a waxee. parquet national financier bu Paris di laaj ñu amal ab procès maître Moussa Sarr ne loolu yëngalu leen ndax nag duñu ci lenn. waaye lu mu ci mënti doon rek ñu ngi toog déglu di xaar parce que moom il n'a rien à se reprocher lépp luñ ko laaj ci firnde bu mu war a joxe dana tax wax joxe ko ba mu sëkk. bu ñu fàttalikoo coow li ko gënoon a yëkkati bokk na ci ñaari versement yoo xamante ne jot nañ ko jox kii di Pape Massata Diack ak Lamine Diack ay koppar yu ñu gis ne dara lalu ko lu dul ay ger bi lay yoon itam kii di njiital Paris Saint-Germain ñu ne loxoom moom itam seetul ci mbir mi. Aïssatou Paye jërëjëf bâtonnier ordre des avocats fii ci Sénégal nag di àddu ci règlement 5 bu UEMOA daanaka disposition boobule moo tax ba Thione Ballago Seck ñu nuleel àtteem boobule ndax dañoo jàpp ni ca procès verbal ba bañ koy def amul benn ci avocat am bu ca teew moom maître Mbaye Guèye ki muy joxoñ baaram tuumal nag mooy maître Sidiki Kaba nekkoon ministre de la justice ndax dafa am ab yéexte bu ñu nemmeeku ci doxal règlement bu ni mel am na yenn it ci ay procureur yi muy joxañ baram tuumal leeral yi ñaan di jag Alhassane Ba ak Diafara Ba. maître Mbaye Guèye génnee ay dëggam yu weex xat jëmale ko nag ci ay procureur nee na li mu gis jéggi na dayoo te daañ ko xeex. j'ai connu on me l'a rapporté. man gis naa wax nañ ma itam te gëm naa ni dëgg la am na ay procureur yoo xam ne bu fekkente ne annulé nañu seeni procédure ñu bàyyi ay détenus nag ñu ordonné mais levé ci ñoom da ngay gis ne dañuy wax policiers yi nañu dem xaar leen ci buntu prison yi ngir ñu teg leen loxo delloowaat leen ci kaso gi tàmbaliwaat procédure bi loolu nag du yoon bu fekkente ne nag poussé nañ ma. dinaa gën a wax leneen maa ngi yemandoo gum fii pour le moment may wax ne rek li ñu mel amuñu droit di ko def. devant la prison. lépp nag jëm ci règlement 5 bu UEMOA nga xam ne sax yàgg na xeex ngir ñu appliquer ko fii ci Sénégal moom bâtonnier de l'ordre des avocats di xamle ne jëwriñ ji yor wàllum yoon ba woon di maître Sidiki Kaba daanaka def na pexe yëpp ngir fexe nag bañ a appliquer. règlement 5 boobule. Mon cher confrère et ami Sidiki Kaba, je suis au regret de le dire, di gagner du temps ni day introduire une procédure de réforme du code de procédure pénale article 55 man dama leen di wax tout ce qui a eu à se passer biñ defee loolu j'ai tout de suite soupçonné que dañoo bëgg a vider de sa substance le texte de l'UEMOA bi ñu demee Assemblée nationale commission technique ci la leen majorité bi avec à sa tête Moustapha Diakhaté ak notre confrère El Hadji Moustapha Diouf ni leen na Sénégal respecté li mu signé ñu jóge ci loolu ñu defa ni jeex na le ministre de la justice nous dit oui mais maintenant il faut une circulaire pour définir les modalités d'application ñu dem
monsieur Maniaye Niang, directeur des affaires criminelles et des grâces, préparer circulaire, projet de circulaire, remettre au ministre. Le ministre y met le coude, teg ko signé wu ko teg ko foofu. Circulaire boobu, vous vous souvenez, c'est avec l'arrivée de monsieur Ismaïla Madior Fall à la chancellerie que lañ koy door a signé. mu jàpp ne li ni mel dafa doy faaw nag ñu fexe cee jóg ba mu jeex takk ñu koy appliquer ni mu waree bu moyut mu jàpp ni ñoom daañu wëyal xeex bi. ci wàllu yoon ba léegi chambre administrative bu cour suprême dina na ba mu set wecc arrêté Ousmane Ngom mu di dogal bi doon tere bépp citoyen mu dem centre ville di fa manifester maître Assane Dioma Ndiaye ak ñeneen ñu dooroon procédure boobu le nag jàpp ni lii ab ndam dëgg la ci démocratie fii ci sunub réew day tax mu gën a sax moom maître Assane Dioma Ndiaye Alhassane Ba moo taataan ay kàddoom ak Jafara Ba. liñ ci jublu woon rek mooy suñu état de droit démocratie gën a dëgër jàpp nañ ne bu constitution bi joxe ay droit consacré ay liberté constitution bi rek moo mun a wàññiwaat liberté yooyu wala mu restreindre ko wala mu anéantir ko mais li ñu gis ci arrêté Ousmane Ngom mooy constitution bi dafa may citoyen bu ne soo bëggee manifester ci Sénégal gi yëpp territoire bi nga déposer demande administration bi xool ndax ay jumtukaay yi mu am may na ko mu permettre la nga def ko wala déet mais li ñu gisoon mooy ku def manifestation rek dañ naan am na arrêté ministre bu fi nekk 2011 munoo manifester donc ñu jàppale loolu dañuy jox arrêté bi li ñuy wax un caractère général et permanent et ñu seet ne aussi dañ koy teg ci kaw constitution bi moo tax bi ñu teree manifestation PDS bi 31 août 2018 ñu ne nañ sukkandiku ci interdiction boobu pour laaj cour suprême nag ndax interdiction boobu sukkandiku ci arrêté Ousmane Ngom bi méngoo na ak constitution bi wala déet cour suprême jàpp na ne interdiction boobu ñu def ci manifestation PDS bi ñu bëggoon def le 4 septembre ñu génne arrêté le 31 août sukkandiku ko ci arrêté Ousmane Ngom bi méngoowul ak constitution liy wone rek ne cour suprême jàpp naa ne arrêté Ousmane Ngom bi dafay violer constitution que mesure boo xam ne ci kawam lañ ko teg itam day violer constitution moo tax mu annuler arrêté 31 août 2018 bi. tey jii ci suba ca direction générale des élections nag ñu ngi fa doon amal beneen ndaje ngir waa dialogue national bi ñuy amal mardi bi ñu dëgmal waaye front de résistance nationale di mbootaay bi ëmb ay parti bokk ci kujje yu bëri ñoom teewuñu ca naam président Macky Sall d'accord na ni lépp lu tukkee ci waxtaan yooyu le te ñu d'accord ci dina ko doxal ñoom terewul nekkuñu fa woon non aligné yi nag moom li ñu gis mooy waxtaan wi dafa war a dëggu ngir liñ ci namm yépp ñu am ko ca lii di terme de référence yi maanaam liñ ca war a waxtaanee ak naka lañ koy waxtaanee d'accord nañu ci laata ñuy jóge ci ndaje boobule Pape Fara Ñing Pape Sangone Mbaye. mbootaayu kujje gi ñoom ñoo teewul ci ñaareelu ndaje bi nga xam ne jëm na ci cadre de concertation bu processus électoral ci boobu leen ndaje sax bu dee dëggal nañu lii di terme de référence yi am na ay amendement yu bëri yoo xam ne def nañ ko. naaw terme de référence am na point yu bëri yoo xam ne jàpp nañ ko. te itam jeexul bu ëllëgee dinañ gën a waxtaan gën a càmbar nag ba xool terme de référence yooyu yi nga xam ne nun dañ koy téye waxtaane ko fi ak terme de référence yi xam ne bu ñu demee dialogue national dañuy wax ne yii nañ ko dugal ci dialogue national bi. ne aussi lu am solo la ndax mooy définir ci lan la ñuy waxtaan ak naka lañ ciy waxtaanee alors ndaje tey bi nag dafa wéyal loolu xoolaat na terme de référence yi ba daanaka adopté na terme de référence yi sous réserve évidemment que mu amaat peut-être ay amendement majeur. njiitu réew mi nee na bëgg nañu daal di jël nag nit koo xam ne farewul fenn mu daal di diriger lii di dialogue bi daal di jëlaat beneen engagement ne lépp lu ca tukkee dinañ ko daal di jël doxal ko ñii di pôle des non alignés nag ñoom nee nañu dañoo bëgg waxtaan wi dëgg rawatina ci côté nguur gi. nañoo ñëw te bu fekkee ne nit ki bëggul ñu juboo lu ñëw rek dafa naan man ànduma ci te bu ko keroogee tomb yoo xam ne juboo nañ ci lu tuuti lay doon bu ko defee tomb yu tuuti rek le président de la république di appliqué kon li am solo mooy fexe ba am tomb yu bëree bëri yoo xam ne dinañ ci juboo te loolu pour mu mën a am il faut que ñu def ko ci ak dëggu. ñi farak nguur gi gis ne doxalinu président li mu bëgg rek moo nekk dialogue bi réussir. loolu day feddalin rek day dëgëral li nga xam ne moom la président gëm. moom la mës a doxalee maanaam
rassurer acteurs yi parce que ci lu ñuy def bu xel yi dalul ci lu ñuy def bu nit ñi déggoowul xam ne dañu war a wóoluwante kon du mën a sotti donc li mu def rek mooy gën a ñaax gën a dalal xel yi dalal xelu population yi ak parties prenantes ne leen ci li mu nekkoon ci la gën a sax. laataa ñuy finaliser terme de référence yi fexe tamit ku jégi daal di bokk ci boobu waxtaan ñetteelu ndaje jàpp nañ ko altine wala àllarba bii di ñëw. ci jamono ji ñuy waxtaanee mbirum kaaraange ci réew mi police bu jëppal teg na loxo ñett ci ay nit yoo xamante ni dañoo yéegoon ci ay scooter ñaar yore ay sac yoo xam ne ay xale yu jigéen ñoom ñoo ko moom ay sac à main bañ demee ba seen kër nag ba nekk ca Sicap Liberté 1 ñu ne fekk nañu fa foofee lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay appareil électronique police moom moo ko teg loxo ginnaaw perquisition bi ay arme blanche ay scooter waaye tamit passeport ak carte d'identité nationale mu di ab communiqué bu tukkee ci police bu jëppal. ñu wax leneen ci conseil des ministres barki démb njiitu réew mi li mu bëgg mooy ñu teg ab fonds bu ñu jagleel lii di presse bi maanaam di leen jàppale moom Macky Sall am koom loo xamante ni la nag dafa jot ñi yëngatu ci wàllum média ñoom ñoo ko gis ci jamono ji nga xam ne bëri na kër yi dund ay jafe-jafe Mamadou Fall defal nañu ci gëstu ànd ceeg Ababacar Camara. fond gu ñu jagleel presse bi loolee nag rek mën a ñëw tey dimbali nag presse sénégalaise bi ndogal gi nga xam te ni njiitu réew mi moo ko jël neex lool ñi yëngu ci wàllu tasum xibaar. revendication la bu nga xam ne patronat de la presse moom moo ko initié woon ay at yu bëri ci ginnaaw et bu ñu adopté nouveau code de la presse en juin 2017 ci décision yu majeure yi nga xam ne moom la ñu jëloon ci biir code boobu. Donc ñu ngi rafetlu. Le 1er mai bi passé rek ñun SYNPICS daanaka point de revendication yu ñu tegoon daanaka fonds de développement de la presse dafa nekkoon benn point boo xam ne bu am importance tey bu fekkee ne président dem na ba léegi jël ci ndogal ci conseil des ministres ne loolu ñu teg ko mise en place ñu mettre en place loolu dañuy def lu di ko saluer ndaxte tey booy xool presse sénégalaise année yi passé nii daanaka médias yu bëri en tout cas organes yu bëri daanaka dañoo tëj. journaliste yu bëri dañoo perdre seen emploi ndax loolu moo tax ndaxte booy xool organes yi léegi amatuñu doole. wante état bi war naa sëgg ci yeneen poñ yi nga xamante ni ba léegi signé guñ ko. yeneen question yi tamit je pense que président waxoon na ko ak les ministres mooy lan les décrets d'application ci code de la presse les décrets d'application yooyu tamit ñu ngi xaar vraiment ñu génn ko vraiment pour que code bi mën a ñu mën ko appliquer fi mu nekk nii. benn affaire bi mooy li nga xam ne mooy la convention collective wax nañ ko daana ko signé nañ ko ba pare léegi li des mooy application ak mooy les patrons de presse. jafe-jafe ci wàllu koppar di leen dab léeg-léeg presse sénégalaise bi tey jii mën naa taxawaat ci tànkam bu ñu taxawalee bi les fonds. directeur général bu Sonacos SA moom it dégg nañ ko mu ne am nañu stock diwlin bu toll ci boo koy xayma kon ci koom-koom fukki milliards ak ñaar mënuñoo fexe ba jaay ko ba tax ñu samp aw laaj ndax sénégalais yi duñu jëfandikoo diwlin bi ñuy defaree fii ci réew mi ñenn ñu li ñu gis kay mooy diwlin boobule dañu am sikki sàkk ci qualité bi ña ca des ne dañuy toog ab diir duñ ko gis ci marché bi mu di lu yenn ci ay jaaykat di dëggal Maymouna Ndiaye doxantu na woon ca marché Gueule Tapée reportage. diwlin bi ñuy defaree ci biir réew mi te mu bàyyi ko Sonacos doo ko teg bët fii ci marché Gueule Tapée ndax booba ak léegi yàgg na. boobu bu ma ko gëjee gis ci biir marché bi dafa yàgg. non wax dëgg yàlla man sama jëmmi bopp ma ko gëjee teg bët ak léegi war na ëpp ay 4 mois. lu ko sorewul dara loolu lañu fa nimiku. du sax maanaam dama ko gisul sax moo tax xam nga après ñun magasin yi ñu jëndee maanaam affaire boobu maanaam diw yu amul fa. comme ça ñun maa ngi jëndee maanaam diw importé rek moo fa gën a bëri moo tax. boobule diw dafa ñàkk wala sax dafa am leneen loo xam ni yëguñu ko lum ci mënti doon soxna si bu sañoon ñu gën a bàyyi xel qualité bi. parce que des fois aussi da nga koy utiliser jënd siwo bi wala carton bi soo yëkkatee gis yenn saa yi mu bënn ci biir mais ñun bu doon suñu sago consommer local li ñu suñu doomu réew mi liggéey ñun loolu la ñu war di lekk mooy yoon ndax buñ leen dimbali ñun suñu bopp la ñu dimbali ndax suñu dëkk lay yamaat am na benn xet bu muy faral di xeeñ bu waree ñor boo tegee diwlin balaa ngay rosi bu waree ñëw di nga ci sentir yenn saa yi benn odeur. nget googu Hélène moom gisu ci jafe-jafe ndax moom li mu taamu rek mooy diwlin bi bàyyeekoo ci gerte gi. comme diwlin gerte la. li ñi nga xam ne fii lañ koy defee suñu dëkk bi moom ma gënal. dérangé wu ma parce que kat boo toogee rek day dem.
dooleel li bàyyeekoo ci biir réew mi ñi ñu taseel nee nañu d'accord nañu ngir ñu yokk suñu koom-koomu réew wante dafa am loo xam ni foow ñu wax ko mooy ñu gën a respecté way jëfandiku yi sàmmonteeg ak seen àq ak seen yelleef. Maimouna Ndiaye jërëjëf di ko sant di ko gërëm yéen itam ñaanoon ak télévision Futur Média ci kanam tuuti bu 20h jotee incha allah xibaar yi ci kàllaamay nasaraan di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw di leen ñaanal ndogu jàmm jërë ngeen jëf.